yëglekaay yi li ñu xëyee tey jëlee ci talaata gi Cheikh Diop lañ ci àndal Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi delloo ziar bu baax soxna Naata. c'est très joli. merci beaucoup c'est très joli très bien habillé. jërëjëf maa ngi lay fay bu baax nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau yi nuyu mbokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. ñu dem ci yëglekaay yi li ñu xëyee doore ko ak l'observateur. ñu doore ko ak l'observateur li mu xëyee bëri na bokk na ci lépp lu ñeel wàllu fiche yu parrainage jàppal ne ñeenti liste yoo xamante ni ci la jamono daal nañ leen di rëkkale seen i ay nataal itam mu ngi ñu fësal ci li nga xam ne moom moo di xët wu njëkk wi bokk na ci Bougane Gueye Dany Adama Faye Serigne Mboup ak itam ki nga xam ne moom moo di Fadel Barro mi ñu invité démb Mimi Touré nga xam ne moom mooy tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar daal dinay ñëwaat bu baax a baax càmbar yenn ci ay atu ak itam li nga xam ne moom moo di faiblesse lépp lu soxal itam lu ñeel liste yi anam mi nga xam ne moom la ñuy taxawee ñi féete ci langue politique bi moom Mayoro Faye jàpp ne gisul boppam benn yoon ci lu ni mel ba tax na itam ci la jamono daal dinay du mooyu PDS leneen loo xamante ni lu doy waar loo xamante ni police daal na ci taxaw ca diwaan bu Maris aw Makaan boo xamante ni ay jëfkatu ñaawte fa nekk ñoo fa nekkoon lu toll ci fukk ak ñaar ci ay borom ñaari tur yoo xamante ni daal nañ leen di teg yoxo ak itam ñaari soxna yoo xamante ni dañu doon jaay seen bopp ci banlieue bu Ndakaaru yu itam ñenn ci askan wi dañuy faral di fajal seen bopp lu ni mel itam di faral di juy ay ji naata mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 9 bu l'observateur ñu dikkaat ci enquête bi xëyee ki nga xam ne moom moo di président de la République du Sénégal moom Macky Sall ci li soxal wàllu 3e mandat ci la jamono jiixi jaaxa wala bokk ñàkk teg ay kàddu yu leer ci wàll wi leneen itam loo xamante ni mënees naa tax ñu daal di xeex jëfkatu ñaawteef yi nga xam ne dañuy faral di nekk ci li nga xam ne moom moo di tund wi moom Alioune Tine njiit bu Afrikajom Center ci la jamono itam la mu xam ne rek ne war nañoo mën a taxawal aw armée africaine boo xamante ni dina saytu wàll wi bu baax a baax le quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel jëf ju ñaaw ji nga xam ne daal nañ koy jëf ci li nga xam ne moom moo di xaaluk saxaar si câble yoo xamante ni daal nañ koy dagg lu ni mel itam nees tuut mu jur aw jëya daañ ko gën a faram-fàccee mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu le quotidien leneen itam loo xamante ni moom dikkaat na ci moom Omar Gueye mi nga xam ne itam jamono yi mi ngi dànkaafu Barthélémy Diaz ginnaaw itam bi mu recruté ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna ak itam Omar Touré am na ay kàddu yoo xamante ni moom Omar Gueye daal dina koy yëkkati jëmale ci wàll wi Le Soleil dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel jëye ji nga xam ne itam nees tuut mu daal di am moom directeur général bu APEXI moom Mountaga Sy daal nay àddu ci lu ni mel xam ne rek ne gouvernement bu Sénégal daana jël bépp dogal boo xamante ni nag war na ci wàll wi jëfkatu ñaawteef yooyee ñu daal di leen di jàpp lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk xam ngeen ne daal di noon tàggatémbe waaye ci la jamono nag yàlla def na ci sutura ba tax na itam dooraat na naata ñu dikkaat ak libération agent bu ambassade bu France fii ci réew bu Sénégal nga xam ne teg nañ ko loxo diwaan bu Paris ci ay jëf yu ñaaw yoo xamante ni nag mi ngi ko doon jëf jàppal lim bi lu toll ci 1171 fichiers yoo xamante ni daal dina koy teg ci diirug ñaari at ci ay fichiers yoo xamante ni da ko doon envoyé moom Frédéric Coudon daa ñu gën a ñëwaat ci yenn ci ay ponk yoo xamante ni libération daal na koy xëy fësal moom moomee am ci lu tollook juróom fukki at ak juróom ñeent ñu dikkaat ci beneen yéeni kaay mu di tribune dikkaat ba tey xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di Aminata Touré ak itam président Macky Sall fukki at yoo xamante ni ñu ngi koy ànd di xeex zéro profit la ko rek daal di dippee ñu àddu ci leneen ñi nga xam ne ay jiit yu bokk moomeel lañ ci yile jamono ñuy fekki li nga xam ne nag moom moo di mouvance présidentielle ñi nga xam ne itam voté loon nañu leen ci yile jamono njàqare gi nga xam ne wala bokk mer ba futt wi nga xam ne nekkee nañu ko Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu soxal ak Yewwi ak itam wàllu an lan moo tax mu bën a def li nga xam ne moom moo di mal lu ni mel la dippee pourquoi ça peut faire mal lu ni mel xëy fësal mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 3 ci loolee itam la ko rek daal di càmbare démb maa ngi koy wax réew bu Sénégal ak itam Gambie jamono yi nag taxaw nañ ngir daal di xeex li nga xam ne moom moo di wàllu sibiru ci wàllu wér-gu-yaram ay moustiquaires yoo xamante ni noppi nañ ngi rek daal di koy séddale ci ñaari dëkk yi mu mel ni itam
élection législative yi nga xam ne na mën nañ ko amal ci fanweeri fan ak benn mu mel ni itam coalition wàllu Sénégal Wade tête de liste ginnaaw bu mu làkkee ci lu tolloog juróom-ñeent fukki at ak juróom mu ngi mel ni nag daal na koy xëy fësal ñeneen ñoo xamante ni ay ñooñam lañ ku ci mel ni Mayoro Faye ak itam Cheikh Mbacké Dolly ñoom itam daal nañuy du mooyu boobule parti ñu àddu ci leneen itam mu ñeel coalition Yewwi Askan Wi Aïda Mbodj deuxième mu ñeel liste proportionnelle bi taxaw itam ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko bés bi le jour dikkaat ba tey ci li nga xam ne itam moom moo naroon a jur aw jëya ginnaaw itam câble yi nga xam ne daal nañ koy dagg jiit bu ki nga xam ne moom moo di APEXI kàddu yi nga xam ne biral nañu ko aw plainte contre X maanaam contre Almakham boo xamante ni daal nañ koy amal ci wàll wi naata ñu àddu ci beneen mu di laas dikkaat na ba tey ci lépp lu ñeel élection législative 2022 APR un danger pour APR lu ni mel la rek daal di xëy fësal naata jëwriñ ji nga xam ne itam moom lañ dénk wàllu dem ak dikk la mu xamle diggante atum 2012 atum 2021 lu toll ci 5000 kilomètres yoo xamante ni mu ñeel xàll wi daal nañu joyantiwaat wala bokk ñu daal di defaraat ñu dikkaat ci beneen mu di Vox Populi dikkaat xëy fësal ki nga xam ne moom moo di nataaluk Mayoro Faye ak itam Karim Meïssa Wade moom Kalidou Niass itam daal di wan ginnaaw gëm sa bopp lu ni mel la ñu rek daal di xëy fësal koppar yi nga xam ne daal di nañ koy jukki mu ñeel aw ndimbal boo xamante ni day bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal jëm ci askan wi daañ ko door ni ki tey soxna naata ñu dikkaat ci leneen ci kàddu yi Omar Gueye sànq maa ngi koy wax kàddu yi mu fësal mu di du am benn inspecteur de travail boo xamante ni dina rek xaatim contrat yi nga xam ne moom Barthélémy Dias daal dina koy recruter mu soxal capitaine Touré ak itam ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna. Source A dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di alliance Yewwi Askan Wi ak itam wàllu les termes du deal la daal di dippe mbir mu ni mel moom Bougane Gueye Dany itam xëy fësal li nga xam ne nag moom moo di nataalam ci li nga xam ne moom moo di wàllu coalition yi nga xam ne ci la jamono daal dina koy taxaw ak itam dumóoyu woo xamante ni daal dina leen koy dumóoyu ñu àddu ci beneen le témoin kii lee nga xam ne que docteur Wile dañu koy rek joyantiwaat terrain bi fa nga xam ne itam foofee la nekk foofee bu ñu ko doon jaay naata jàppal dina toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci suñu ay koppar mu mel ni itam indien yi taxaw nañ temb ngir rek amali jéego ci mbir mu ni mel wàllu kër docteur ñi nga xam ne ñoom ñoo séq wàllu itam ci yële jamono bëgg nañ aw tëggaat wala boog aw joyanti ci mu ñeel li nga xam ne itam moom moo di système bi waaye itam ay formation de qualité Sud Quotidien dikkaat ba tey ci beneen ab yéene kaay mu di Sud Quotidien voilà législative atum 2022 opposition bi nga xam ne itam ci la jamono taxaw nañ ngir songu ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall alliance Yewwi Askan Wi contre alliance Yewwi Wallu contre président Macky Sall ñu dikkaat ci beneen yéen kaay mu di record dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di numéro 10 bu Liverpool doomu réew bu Sénégal wile ci la jamono itam ñu taxaw temm di ko xëccoo ku ci mel ni Bayern ak itam Barça taxaw di xëccoo ki nga xam ne moom moo di Sadio Mané leneen itam loo xamante ni laata ñu ñëw ci réew mi naata mu mel ni nag Angleterre Aston Villa Liverpool ni ki tey ji la ñuy xaar match bu ni mel bu 19h jotee ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ci wàllu dégg Sénégal Allemagne ngir rek mu soxal li nga xam ne moom moo di demi-finale yi xam nga ne réew bu Sénégal daal nay jàll ci kaar yi lu soxal itam stade dikkaat na ak nataalu ki nga xam ne moom moo di Sadio Mané Premier League contre Aston Villa ni ki tey la ñuy xaar Liverpool ak ñoom itam ci match wi nga xam ne namm nañu ko amal keneen koo xamante ni daal na yëkkati ay kaddu di Guardiola mi nga xam ne itam daal nay ratewul benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di Reds yi la mu xamle mu di ci diirug fanweeri at benn yoon képp dong la ñu am li nga xam ne nag moom moo di titre wi ñu dikkaat ci leneen mu di sunu lamb moom Malick Thiandoum anamu
dafa Alaaji Malick Alaaji Malick gisuñu ko tey de. Malick xam naa yaram bee neexul nag waaye déedéet am nga woon fële Diourbel ci drapeau chef de l'État xam naa moo jàpp yaram. voilà donc Malick dikkaat na ci li nga xam ne moom moo di li ñu dippee combat de l'année Sa Thiès bëgg daal di indi gàllankoor wala boog dog-dog jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Reug Reug seen combat xam nga ne boobaak léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateurs yi doon na lu ñuy xaar mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 6 bu sunu lamb leneen itam loo xamante ni daal na koy xëy fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di Serigne Modou Niang gëj naa ko gis moom promoteur wile Ama Baldé ak itam Boy Niang 2 daal nay addu ci li nga xam ne moom moo di page 5 naata ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën koo faram-fàcce incha allah Cheikh jërëjëf laataa ngaa dem Cheikh nga indil ma benn journal bu ci mel ni Les Échos wala L'Observateur parce que gis nañ ni ñu bëri sax xëy nañ ci tey jilee Chérif muy li ñu nemmeeku ci parti démocratique sénégalais mu mel ni tasaaroo am na ci ndax seen alliance yi ñu def ak ñenn ñi nga xam ne ku ci mel ni Mayoro Faye ak Serigne Mbacké Bara Dolly mi nga xam ne dañoo jàpp ni trahison la maanaam c'est le mot sax qui revient tout le temps nee nañ dañ leen a wor ci biir parti bi ba tax ñu bàyyi. muy ay symbole parce que ñaar ñi ngi fi tudd quand même si PDS mi ngi woon ci jafe-jafe bi ñu ñàkkee pouvoir bi en 2012 ba léegi ñoom bokkoon nañ ci ñoo xamante ne quand même demuñu woon ñu ngi toog doon fi góorgóorlu di xeex ci wàllu politique boo jëlee par exemple Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mi nga xamante ne responsable parti démocratique sénégalais la moom mi nekk député jiite groupe parlementaire liberté démocratie nga nekk base am nekk fële ca Touba Mbacké également ñu jël Mayoro Faye même si moom ma ngay xeex fële nga xamante ni moom mooy ci Saint-Louis mais sur le plan communication depuis ces dernières années moo yor communication parti bi même presse bi ku communiqué yi ngi jot yëpp ak toutes les informations yi nga xamante ni kon mooy jóge ci parti démocratique sénégalais moom Mayoro moom moo ko doon tasaare donc bu xëyee ni ñoom dañu jàpp ni dañ leen a bedd ci wàllu investiture yi moo tax ñu jël dogalu quand même quitter parti bi ne sax dañ leen a war parce que trahison la te chaque fois nag kon il donne raison même ak ñi leen jiitu ñi nga xam ne dem nañ bu yàgg njëkk a dem ku mës a dem aussi kenn ngay joxoñ baaraamu tuuma mooy Karim Wade moom ma nga xamante ne jàpp ni dafa nekk ca dowaatu lu jin njaag mooy njaag ndax moom moo yàq parti bi te loolu moo ñoom ñii tey nangu loon ko woon ñi leen doon critiquer mais tey ils se rendent compte que finalement ils ont eu raison parce que ci wàllu investiture moom saa yu amee fii ci Sénégal dina indi jafe-jafe ci parti yëpp nag parce que ñi nga xamante ni jàppoon na ni war nañoo am position yu baax ci liste yi amuñ ko dañuy génn di yëglu donc bu fekkante ne kaw parti démocratique sénégalais même c'est très compliqué parce que bu fekkante ni jël nga koo xamante ni kam yóbbu nga ko ci liste nationale bi parce que bu dee sëñ bi moom il considère que comme département Mbacké moom mooy base am waaw moom dafa waroon a bokk ci ñiy jiite liste bi au niveau départemental mais seen alliance bi laa bëggoon a xam ñoom ak Yewwi parce que fekk ñu voilà parce que Yewwi tamit boo xoolee mi ngi commencé am percé surtout Pastef côté département Mbacké mais parti démocratique sénégalais moom base yoom fii Sénégal léegi département Mbacké la parce que boo xoolee Touba moom moo tax ñu ci bëri sëñ Ablaye Wade nit ñi ngi ko fay jox gët di ko fa déglu donc bu fekkante ni moom gis na ni dañ ko yóbbu sur la liste nationale surtout fa sori ay 19e position dafay sori loolu góoma ni di nga am député boo xamante ni parti démocratique Sénégal man parce que étant donné que ils ont eu du mal à couvrir même tout le territoire national surtout département yu bëri 28 départements yoo xamante sax fort que loolu parce que amuñ kon fa investir looloo taxoon quand même ñu dem sax ak alliance bi xam naa Ablaye dina ci ñëwaat ci kanam ak Yewwi Askan Wi pour jéem a essayer nu ñuy couvrir le territoire national muy difficulté beneen bi tam mooy nga jël Ablaye Wade aussi def ko tête de liste nationale loolu quand même lu doy waar la yaa ngi ni démb ba la joxe xibaar bi yéem na la sax parce que ku ne xam ne Ablaye Wade boo ko defee tête de liste nationale loolu sabotage la gën a nuru parce que koy def tête de liste nationale ça suppose mu wàcc ci terrain bi battre campagne et cetera ñu fal ko député fal gi sax mën naa bañ a nekk parce que en 2017 Ablaye Wade nekkoon na tête de liste ba moom mooy élection yi passé boobu si c'était une surprise jéem na fee def campagne bu ndaw avion sax la doon jël boobu si vous rappelez ay hélicoptère pour dem quelque part ci dëkkum Sénégal parce que ay at am matuñ ko woon mais boobu ak léegi quand même 5 ans la ak gën na Abdoulaye Wade tal na leen dudul wàcc ci terrain mi naan mi ngi battre campagne mooy am na ku leen ko doon wax defe naa ci Farba et cetera comme ci doon sa wayjur et cetera mais ku ne xam na ni moom c'est Karim Wade moom moo toog fële di décider de kii parce que mbërki dem man bi ñu nemee fële ci direction générale des élections ci dépôt yi boo xoolee rek ñi ñëwoon di représenter PDS oui am na ci figure yoo xamante ni kenn naatable wu la ni quand même c'est des libéraux yu leer muy ay ñoom Lamine Thiam yi nga xamante ni ak également député nekk fële kilifa ci département bu Kébémer nga jël Maguette Sy mi nga xamante ni wàllu élection daana leen fa teewal ay Abdoulaye Racine Kane nga xamante ne aussi c'est des proches de Karim Wade yu fa jegoon mais ay ñoom Mayoro ak ñoom sëñ bi gisuma leen fa woon maintenant sëñ bi il part mais son frère aussi ñëw na ci coalition boobu loolu aussi xaw ma lan moo nar a nekk sa position au niveau de Wàllu
mooy sëñ Baara Dolli Mbàkke mooy l'autre frère qui était avec Bokk Gis-Gis après mu bàyyi fa daal di jéem naa dem ci wàllu égal mais moom mi ngi ci même la coalition bi donc on va voir qu'est-ce que ça va donner ci nga xamante ni beneen bi tamit mooy yeneen coalition yi parce que Bougane Gueye Dany ak Kalidou Niass gis nga comme moo nekkoon mandataire ni ñun mais rencontré woon nañ ko foofu la dernière fois am na journal itam bu xëy ci front ci biir Yewwi ci donc mu wane c'est très difficile même Benno aussi c'est pas on attend que liste yi génn pour xam di amul benn coalition bu ñu épargné voilà même benn bu liste yi génnee ba am ñoo xamante ni parce que coalition bu mag la ñëpp mënuñoo bokk nekk député forcément surtout que wàññi nañ sur la proportionnelle 7 députés donc ça va être très difficile aussi du bàyyi kenn crise bi même ay Yewwi Askan Wi aussi la même chose ñoom ñëpp kay parce que mais Marcel c'est quand même prendre un raccourci bu ñuy wax nit ñi bu ñuy jàmbat comme lu ci mel ni Mayoro Faye ak sëriñ bi bu ñuy jàmbat lii ñu naan xanaa ñoom nekkul ni askan wi moo leen fi teewal et tout mais loolu quand même c'est prendre un raccourci ndax boo àndeek benn parti nga nekk ci ay at lu mel ni xew ñu bedd la aussi c'est normal que mu am ay frustration c'est ça je pense que affaire bi boo xoolee titre bi rek je me sens humilié noonu la ko waxee joxoñ ci baaraamu tuuma ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade nee na qui n'a pas levé le plus petit doigt malgré lépp li mu jot a def pour moom ak pour parti bi donc ñuy fàttali que ce sont quand même les rares qui sont restés sur le navire ba parti bi commencé di imploser ay Oumar Sarr jot nañ fi dem il y a eu d'autres démissions qui ne datent pas d'aujourd'hui donc frustration la bu ñu xoolee liste bi Daba Diouf mu nekk maire de Guinguinéo moom moo secondé maître Abdoulaye Wade Lamine Thiam donc directeur de campagne de Wallu d'aucuns pensaient que moom moo naroon nekk tête de liste nationale moom il est finalement arrivé 3e moom mooy maire u Kébémer et puis Woré Sarr Saliou Dieng également arrivé 4e et 5e ñi nga xamante ne ñoom ñooy allié PDS yi sax ñu mel ni ñoom Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ou encore Pape Sarr et Boubacar Camara ñoom ils sont obligés tamit nekk ci ginnaaw ñi ma lim donc ce qui veut dire que frustration bi du forcément ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk peut-être ci parti bi kese mais coalition bi dans son ensemble risque d'en subir les conséquences donc en octobre 2021 Abdou Aziz Diop benn député libéral démissionné woon na fi et puis mars 2022 Serigne Assane Seck bi nga xamante ne il était membre du comité directeur et conseiller du président moom tamit daal di rejoindre Yewwi Askan Wi comme je disais parti au pouvoir yi fi nekkoon dafa mel ni loolu mooy tendance bi après soit dañuy ranger wu soit implosion moom mooy am malheureusement soxla naa tam man benn analyse bu ndaw laa ci xaw a am parce que souvent formation politique yi ci bu bëri ñoo xamante ne ñoo fa nekk les gens parlent de problème de leadership mais beneen aspect dafa feeñ mooy problème de positionnement gis nañ ne ni ko Chérif waxee léegi wàññi nañ siège yi wala sax distribution bi am na neneen lu mu demee du coup ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a dem pour xëccoo siège yooyu dafay gën a compliqué du coup positionnement concurrentiel boobu moom mooy conséquence bi nga xamante ne moom la ñuy dund jamono ji ku ci nekk da nga bëgg par exemple li nga xamante ne moom nga liggéeyal parti bi boo demee ba benn moment ñu gis ci sa bopp mais nañu jàpp ne aussi ñëpp mënuñu seddu foofu li nga xamante ne moo ne woon seen motivation bu fekkente ne réew mi moo leen tax a jóg li ñuy wax donc foog ñu mën a def yenn concession yi donte yombul aussi. c'est ça yombul mooy li ma doon wax rek c'est quand même prendre un raccourci wax loolu nit koo xam ne mi ngi militer ci benn parti voilà pendant des années ay question de calcul politique ak alliance am ba tax ñu écarté la donc on comprend aisément seen frustration. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Voilà c'est ça c'était pas facile benn moment. absolument parce que ñu bëri génn nañu xoola ku mel ni Madické Niang ni meloon ci parti bi moom génn na bu yàgg ku mel ni Soxna Aïda Mbodj tam génn na bu yàgg c'est loolu lépp pour PDS. voilà buñ koy lim fii la ñuy fanaan voilà de toute façon ci kanam incha allah Abdoulaye Cissé dina ci waxaat ci jàngatam bi léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.